mbokki Sénégal salaamaaleykum ku ci nekk nag ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant dellusiwaat ci seen émission Kennu Askan Wi comme niñ koy amalee ay bés bu nekk Kennu Askan Wi nag xam ngeen ne yéen askan wi yéen a ko tax a jukk lépp loo xamante ne moo leen yitteel waaye it li gën a fës ci actualité bi moom lañ ci traité di ko waxtaan ak yéen di ci ànd ñi nga xamante ne seen xam-xam da cee màcc ngir ku nekk mun cee jëriñoo li ñu nemmeeku nag fan yile bokk na ci li ci gën a fës ci wàllum politique comme niñ ko defee ci ay bés yi ñu génn gisoon ngeen fi ñu waxtaanee mbirum Khalifa Ababacar Sall tey jii nag ñuy waxtaanee li ñu nemmeeku ci biir mouvance présidentielle bi ak ay yëngu-yëngu yeeg ñenn ñi nga xamante ne tekki nañu seen i ndombal tànk loolu yëpp ñu fas yéene ko faram-fàccee waaye it élection locale yi mu nekk loo xamante ne ci biir émission Kennu Askan Wi lañ ciy fas yéene gindeeku ak yéen mbokki safo la télévision ITV ñu ci dalal nag ki nga xamante ne mooy monsieur Blaise Ndiaye nag nekk ci APR Médina ñu koy nuyu bu baax di ko dalal ci suñu plateau. salaamaaleykum maa ngi leen di gërëm di leen sant bi ngeen ma taamoo woo ma di ci jaar di nuyoo askan gi ñu déglu yëpp dooree ko nag di nuyu waa kër gi ki ci gën a ci njiit bi ba ci gën a ki ci suuf di it profité ci waxtu bi di ndokkeel Sénégal yëpp di leen déwénati ci bésu màggal bi ñu génn bu tedd bu Cheikhul Khadim di jaarale nuyoo bi ci sëñ Mountakha Bachir di ko wasaare ci réew mi yëpp. jërëjëf. mi ngi ko mbokk yi comme niñ koy defee ay bés bu nekk tey jii nag liñ ci fas yéene waxtaanee gën cee fës actualité politique ak li ñu nemmeeku ci biir mouvance présidentielle ñu mun koo dippee malaise nag point d'interrogation lay nekk li ko sookee nag bëri na loolu yëpp ñu fas yéene ko faram-fàccee waaye ak lu mu ci munti nekk dem nañ xool ji naka la askan wi wala sax ñi nga xamante ne ñoo yëngatu ci wàllum politique ak ñi nga xamante ne ñooy analyste politique seen xam-xam màcc bu baax ci wàll wi naka la ñu gisee li xew fan yi ak ñi nga xamante ne tekki nañu seen ndombal tànk ñetteelu mandat mi nga xamante ne dañu koy lam-laame mag démb njiitu réew mi dina ko déposé du ko am ak lu mu ci munti nekk dañuy ànd ak suñu ndaw Aline Gueye daal di seetaani élément bi dellu si waat. mu nekk ay kàddu yoo xamante ni daanaka moo lëmbe mouvance présidentielle bi ñetteelu mandat wu Macky Sall bii ñu bëri njortu loolu la gaay di waxtaane ci coalition Benno Bokk Yaakaar waaye kii bokk ci pouvoir bi gisee neneen. fa ñaaw sax ñu commencé léegi février lañ fal président Macky Sall mu am programme bu leer boo xam ne Sénégalais yi programme bi lañ xooluñu woon ay affaires yi mandat yi fal ko ci programme boobu mu commencé ko dérouler juróom-ñetti weer ñu commencé di yëngal affaires yi 2024. suñu dégloo ki nga xamante ni xam-xamam dafa màcc ci wàllu politique wax ju bëri ji jaru ko ndax moom njiitu réew mi tëj na constitution bi ba noppi. waaw xam nga ni troisième mandat bu ñu koy wax si fii parfois sax dafa dem na ba nekk genre feebar waaw parce que depuis président Wade gis nañu 21 juin am na fi président Macky Sall yaakaar naa ni sax mënuñu wax troisième mandat parce que bokkoon na ci ñu doon xeex troisième mandat kooku benn affaire la. ñaareel bi maintenant mooy moom sax non seulement bokkoon na ci mais ñaareel bi mooy moom moo sooke woon constitution bu bees ci biir constitution bu bees bi mu dugal ci ay anam yi bees yi mooy maanaam léegi. kenn mënatul weesu ñaari mandat 5 ans ensuite maintenant yokku lim bi âge bi ba 70 ans alors à partir de ce moment donc moom l'esprit et la lettre lu ko juriste di waxee moom déjà mënuñu wax ni gan la ci parce que moom moo ko sooke woon. foog président Macky Sall ne man bugg naa beneen mandat waaye président Macky Sall waxul ndax bugg naam buggul waxu ko léegi bés bu ko waxee ne bugg na beneen mandat conseil constitutionnel. ñoom ñoo war a atte kan mooy nekk candidat ak ku dul nekk candidat. ñetteelu mandat daanaka moo lëmbee réewu Afrique yu bëri Ousmane Ba gis ni njiitu réewu africain yi dañoo bëgg nguur. bëgg nguur bi rek mooy maanaam garantir seen départ xam nga tey par exemple boo jëlee Côte d'Ivoire tey nga jël Guinée nga jël Sénégal waaw moo ñu Sénégal sax xaw nañu ko weesu parce que ñoom débat bi xaw na sol tuuti mais c'est parce que tout simplement suñu démocratie moo dëgërul. te ensuite dafa mel ni ñun ñu defee politique genre fayantu la dañuy fayantu dañuy rancunier lu ñu woowee rancunier et cetera or que yaakaar naa ni dafa am fu ñu lu askan bi moom c'est-à-dire réew mi moo nar a ëpp njëriñ nit ñi. ginnaaw bi mu faloo ngir am ñaareelu mandat ñu bëri di waxtaanee lu jëm ci ñetteelu mandat wu Macky Sall njiitu réew mi ndax dina représenté waat ci atum 2024 bis yi ñu jëm dinañ ci am lu ñu leex.
muy lu leer te wóor Alioune Gueye li ci kanam nag raw li bët waaye monsieur Ndiaye gannaaw ba ñu seetaanandoo élément bi ban jàngat nga ci def. nit ñi wax nañ seen xalaat jàngat mi ci def jàngatu militant la ndax dama bokk ci kuréel ñu génn ci fan yi 12-13 réunion boo xam ne président moo ñëw tëj ko kuréel boobu am lu mu nas li mu njëkk a nas dafa nañu wax ci li ñu war a defal askan gi ak nuñ koy defee ak fuñ koy yóbbu Sénégal ñu teg ci ne moom ci boppam mu ne nañu bàyyi topp nit ñi ci seen bànneexu wax ci lu jëm ci politique politicienne parce que jot na te dafa war ñu wax ci économie wax ci leneen te moytu topp nit ñi ci wax googu parce que dafay naxasal Sénégal ci situation bi am naa seetlu ne nit ñi xooluñu boor bi nga xam ne saay bu ñuy laal dara ci constitution bi di ci wax naka sudul noonu bëgg ko dëkkale ci dëkk bi def ko waxtaanu bés bu ne dëkk bi la ñuy néewal te loolu wóorul suñu xoolee kuréel yi ñu dugganteel yëpp ngir alal ngir programme ak ngir surtout naataange réew mi ak jàmmam mais teewul nit ñi war nañu wax ci lu leen neex ñun dañu tënk charte ñu te militant dafa war a am aussi fu muy fasu pour sécurité parti bi sécurité réew mi ak sécurité ñi ko séqoo loolu mooy benn kon ñuy wax ci 3e mandat bi seen liberté la mais du tey fi nga xam ne moo yëkkati solo coalition Benno Bokk Yaakaar bi ñu bokk ñun ñëpp ne nañu taxaw fasu ci lii nañu bàyyi topp nit ñi ci yenn wax yi. mais ñi koy wax te wax li ñu war a wax ci fi ñu toll. d'accord ba tey ànd nag yow ci loolu te dajale woon ku dajale say njaboot foofu rek nga wax leen yoon wa nga xamante ne moom la ñu war a jaar. bu fekkente ne am na ñu bokk ci njaboot gi génn it wax loo xamante ne yow bëggoo ñu wax ko borom kër gi te yow it ci biir njaboot gi nga bokk mu ñetteelu mandat bi nekkul ki ko wax nekkul wala sax ñi ko wax nekkuñ kese ñi nekk ci mouvance présidentielle bi ku jéggi it ñi ngi ciy wax mu nekk question boo xamante ne fu mu toll nii askan wi sax tàmbali nañ koo bàyyi xel. mais kan la ñuy tere mu wax ko man dégguma njiitu réew mi mu ne diw wala diw bu leen wax ci 3e mandat bi dégguma ko dañuy taxaw xam nga kër bu ñu toogee réunion muy fii ngeen di liggéey boo leen di génn jël benn résolution yéen ñëpp ci ngeen di tënku dégguma ko mu tere wax bi moo tax ma ne la ñi ciy wax ñoo jël seen liberté di ci wax ñun ñi nga xam ne dañ ñu sas pour ñu wax ak askan gi ci li réew mi bëgg ak li ñuy def ak fa ñu fekkoon réew mi loolu dinañ ci wax parce que kooku décision coalition la décision parti lu parti nas tënk ku ci bokk da nga ci nangu yanu ko jiital ko parce que loolu mooy cëru kuréel. parce que moo ñu sut ñun ñëpp ba ci kenn amul sañ-sañ ne njiitu réew mi ngi ci mandat am bu mujj. ba ñu wàccee mën a njott ne moo tax ñu dàq ci ay nit te ñoo ñu nekk ci biir mouvance présidentielle bi. xam nga dafa am wax boo xam ne waxtu dina ñëw am na waxtu boo xam ne àla kuliyali dina ñëw. bés bu ñu ci accès li nga xam ne article 27 tënk na ko dinañ ci wax ba doyal mais nañ ñu nangul aussi ñun ñu yor kuréelu réew mi te war ko defar te war ci liggéey ñu bañ ñu teggiloo suñu yoon bu ñuy dugal. ci dëkk ci dina dem nii dina dem lee tey ku nekk ngi wax xalaatam mais déglu naa kenn ci ñi ngeen teg ci seen intervention mu wax li nga xam ne dafa am kuréel bu ko moom muy conseil constitutionnel li conseil constitutionnel moom nag ñun ñi fi taxaw ñëpp demoon voter constitution ñoo ko fi teg kon dooleel nañ ko pour mu àtte kon nañu xaar bésu àtte parce que bu ñu fàtte ne Macky falu na 2e mandat teg programme bu bees tuddee ko liggéeyal ëllëg ci juróomi fànn ak ñett ak yeneen juróom kon nañu wax ci loolu tënku ci loolu parce que mooy solo mandat bi. waaw d'accord ba tey yow li la ñor mooy li nga xamante ne moom ngeen taxawal yéen waa Benno Bokk Yaakaar muy yoon bu ngeen jël ci seen i kàddu pour gën a ñoŋal dëkk bi wala pour gën koo doxal waaye dañuy dellu si ba tey ci li nga xamante ne fan yi moo animé débat yi muy coowal ñetteelu mandat bi. ñuy njortu ne kii di Sidiki Kaba looloo tax
Sori Kaba du moins looloo tax ñu daal di ko tekki ndombal tànkam. loolee am naam amul ndax waa ji moom Sori Kaba ñu ngi naan dafa am tamit ay ambition pour Fatick ku ne xam ne soo ko waxee rek sa xel mi day daal di dem ci njiitu réew mi Macky Sall. ndax loolee taxul tamit ñu damm ay tànkam balaa muy gën a dem kanam. xam nga politique dafa nekk loo xam ne dafa am il faut mu am coow ku ci nekk di nga indi sa xalaat wante ñi ci nekk ak rawati ñi nekk ci état bi am naa yaakaar ne seen doxin ak bu parti bi mënul nekk benn fa ñuy toogee bay dël ne dañuy dàq diw wala dañuy fal diw ñun ñi nekk ci parti bi duñ ko yëg ni muy dalee sa kaw lay dalee sama kaw kon mbiru Sori Kaba benn yëf laa ci mën a wax parce que dama war di am xalaat ci mbir yi te su ma ñëwee fii war na am loo xam ne dama ko ci war a ruusal parce que mooy sama li ma moom parce que joxe wu ma lépp benn bi mooy fonctionnaire bu ñu nommé woon directeur des Sénégalais des extérieurs la alors mu bëggoon nit ñi aussi xool ne dañu nommé secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur bu bees mu di Moïse Sarr ma di ko nuyu di ko jox wàccu waayam parce que suma rakk mu amal jàmm la xëy na moom it dafa bëgg a teg directeur bu bees amit nitam yu bees yu muy àndal liggéeyandoo xëy na loolu moo waral ci fànn boobu dégguma kenn wax ko nit ñi dañuy taxaw ci fenn rek su ma neexee mu ñëw taxaw ci bii mais li am solo mooy que dañ ko nommé woon te ki ñu jox kàddu sañ-sañu nommé moo ko dindi. mais est-ce que mënuñ jàpp ne acharnement la ci biir ci kawam wala yi ni mel parce que gis nañ ne coowal la ñetteelu mandat bi nekkul moom kese moo ko wax ci mel ne Seydou Gueye déggoon nañ moom it waxoon na ci. Moustapha Cissé Lo tamit àddu woon na ci. waaye ba tey Fouras Ndar di Xindéem ñoom ñaar dara dalu leen lan moo tax Sori Kaba wax ci génn tey mun na am sax olof day faral di wax ne tombé ay gaaf tombé waral ñu naan dafa ay gaaf ak li ni mel mais lu tax mu wax ci tey ëllëg rek ñu daal di tekki ndombal tànkamam tombé nu mu dalee noonu ci kawam ndax mënuñ na jàpp ne acharnement la wala li ni mel. attendez man duma ko jàpp parce que Sori Kaba yéene naa ko lool ci fan yi néew mu ñëw taxaw fi jàkkaarloog yow boobaa dina mun a toj yax bi man li ma ci xam mooy jot naa bataaxal comme ni nga ko jotee ak ñeneen ñu dëkkal bataaxal bi ci yenn kuréel yi ci waxu 3e mandat man déglu naa ko émission bi ñeneen dëkkal ko ci xeexu mairie bi alors il faut ñu xam ne ci xeexu mairie yi bu fekkee ne ku ci yëngu ñu war la raxas pour wàcc yekkal kenn balaa ñuy yëg élection mairie yi réew mi dina jaxasoo de. tàmbali naa jaxasoo sax ndax élection yi tamit ñu ngi ciy wax ak puus beeg lu tax ñu puus kook juboo beeg yi ni mel. non loolu amul problème parce que yàlla dafa def président Macky Sall woote dialogue au passage bi mu ko wootee am na ñu nangu dem toog mu am lu mu jur ci waxtaan bi muy lu baax d'ailleurs ci diggante bi d'ailleurs xam naa ne xëy na dialogue bi sax dina am ñeneen ñu ñëw ndax jàmm dox na ci fan yi muy victoire au Sénégal diggante Macky Sall ak le président Abdoulaye Wade je pense que loolu aussi dina indi PDS ci beneen position mu ñëw bokk ci dialogue bi parce que da koy gën a dooleel gën a ubbi xalaat yi yaatal waxtaan bi dialogue bi dafa am lu ñu fa tënk bi ñu ne dañuy pousse élection yi ñuy waxtaan ci dialogue bi nangu nañ dem ba wax ne sax dañuy xoole léegi fànn bi ñuy tëralee naka la ñuy falee maire kooku muy lu bees fii ci réew mi te waxtaan ko jur lu baax la ñu ngi waxtaan sax ci bulletin unique. D'accord. mais ma yaakaar ne foofu aussi comme man duma mandataire ci dialogue bi ak respect bu ma mën na am ak représentant mandataire yi fa nekk dama yaakaar ne balaa ñuy waxtaan ci bulletin unique nañu wax ci àlli kàllaj gi jëm ci naka la ñuy wàññee parti politique yi Sénégal. ci sa gis-gis. non du sama gis-gis constitution moo ko fi teg référendum article 4 wax na ci modernisation parti politique ou coalition parce que bu njëkk ba coalition def nekkul woon suñu constitution. parce que parti yi dañoo bëri trop ci réew mi. waxuma parti yi coalition yi. parti jàppal ma jàpp yi rek mooy ñuy bootu ci ginnaaw nit ñi. du ma waxee noonu parce que dama bëgg a respecter parti bi ma bokk respecter sa parti mooy nangul ñeneen ñi seen doole ñu défendre ko seen bopp te électorat moo koy faj. mais dañoo gis ne parti yu bëri su élection jotee comme ni nga koy waxee léegi ñu génn 3e mandat bi dugg ci élection locale yi ñu bëri dañuy def ay coalition bootu ci ginnaaw keneen pour ëllëg kooku bu amee dara mun ko bàyyi xel. waaw loolu moo rafet parce que coalition li ñuy wax nii dialogue mi ngi koy faj
dialogue yi waxtaan ndax dialogue dañu ne suñu paree li ñu tënk ci dialogue bi dañ koy jox président Macky Sall moom sax diggée na ne ni ñu ko indilee dina ko signé noonu mais am naa yaakaar ne suñ ko indilee noonu te fekk mu am yoo xam ne bay woy na mbuus mu évoluer du ko mën a signé noonu par contre man fi ma xalaat moom mu war a gën a rafet mooy luñ ci tënk nañ ko yóbbu assemblée nationale ñu def ko loi parce que lu jëm ci élection rek loi lay nekk code électoral lay dugg mais li am solo fi ma d'accord ak yow foofu moom lu wóor la dañu war a wàññi parti Sénégal léegi comme nee nañu coalition te boo ko seetloo xëy na mun ngaa nekk ndaw mais sa xam-xam mun na la ko may ci gëstu 1983 ba léegi coalition ngi am Mamadou Dia dafa dem élection coalition bi mu génnee kaso yàlla na ko yàlla yërëm moom ak sama waajur ak ñëpp ñu mu fa àndaloon ci jaayisme donc li am solo nañu fexe d'abord balaa ñuy wax leneen après local ñu faj mbirum espace politique ndax dañuy wàññi coalition yi ndax dañuy dooree ci élection présidentielle la fa am juróomi amoon ñi nga xam ne xayma nañ ne seen caution dañ leen ko delloo kon moom am nañu sañ-sañu waxal askanu Sénégal est-ce que dañ ci dooree pour taxawal fédération de parti. D'accord. yooyu ma yaakaar naa ne yooyu jar a waxtaan te ñu ngi koy waxtaan ci dialogue ba. D'accord jamono yi yaa ngi koy wax gis nañ ne apaisement climat politique bi am na. dal gi am na bu baax ci politiciens yeeg ci kujje geek gannaaw ba juboo amee ci diggante maître Abdoulaye Wade ak ki fi nekk jiitu réew di Macky Sall ñu ne ñu bëri nag am njort ne juboo gi dafa am lu mu làq noo jàngatee loolu. man li ma jàngatee wax naa la ko léegi ndamu Sénégal il faut que ñu tàmm bu ñu amee ndam ñun ñëpp ñu ànd nekk Sénégalais sant yàlla yëkkati ndam li ah lii baax na. est-ce que aussi du pour affaiblir opposition bi moo gën a tax ñu joxante loxo ñoom ñaar. attendez su fekkee ne dañu joxante loxo pour affaiblir opposition alhamdulilah parce que dañu jàkkaarloo ku nekk bëgg ne mën a boo ko mënee jéggi tëral ko da nga koy def amul nëbboo kooku jarul sax ma koy wax mais du foofu nañ ko jàppee parce que ancien président de la république bi kii wuutu dafa juddoo ci moom kon seen jàmm dana taaral li nga xam ne daf ko war a yeggali ci ki mu wuutu dana taaral diggante te dina jox Sénégal dayoo bi nga xam ne Abdoulaye Wade moo ko moom ndax def na fi loo xam ne man nattu ma ko ci mandaam dama ko natt ci ñaar fukki at ak juróom benn yi li mu daj ci biti. D'accord. ba tax defuñ ñu dak loolu aussi nañuy xoolee fi rafet nga xam ne sargal la. d'accord jàmm am na seen diggante. waaw ñu bëri njortu ne Karim Wade moo tax jàmm jooju daal di am dañoo bëgg sax ñu daal di koy baal lépp ci mbiru Karim Wade moo tax ñu daal di tekki ndombal tànk ñaari nit bokk na ci kii di Moustapha Ka nekkoon directeur des droits humains waaye Samba Ndiaye Seck moom moo jiite woon sax comité bi teewaloon Sénégal ca Genève ca jamono yi nga xamante ne ñu ngi waxtaanee mbirum àq ak yelleef loolu d'abord en tant que citoyen noo ko jàngatee en tant que tamit partisan bokk biir APR. kon nag ma wax ko ni ma ko jàngatee comme partisan parce que tey su ma taxawee fii buñ ma présenté woon Blaise Ndiaye société civile mais Blaise Ndiaye APR la ñu wax kon damay wax te gannaaw loolu sax même bu dee société civile ci li ma dégg ci liñ ma wax rapport bi ñu liir te rapport boobu yàlla dafa def jamono dox ba tey rapportu Sénégal parce que amoon na ci jamono ñaari rapport daan dem bu société civile ak bu état bi léegi harmoniser nañ ba nga xam ne bu société civile ak bu état bi mooy doon le rapport bi nga xam ne moom la ñuy présenter ca fa ñu demoon li ma dégg mooy la ñu riir la ñu wax yéen ngeen relayer ko du ñu doon nëbb ngeen feeñal ko mais dafa nekkul ca rapport ba man loolu laa ci xam. d'accord ñu mun a donc jàpp ne attends lu nekkul ci rapport bi. te war a jëmmal sa réew. parce que droit de l'homme ak yelleef dama yaakaar ne mooy li tënk politique ndax def politique ak lu mu munti doon lu ci ruusee pour askan la nit politique lépp œuvre humaine la te nag dafa am responsabilité yoo xam ne boo fa àggee faute boo def da nga ko war a fay cash. dàq bi daal moo nekkoon meilleure solution bi. c'est la règle faute boo def da nga koy fay cash rawati faute bu day ni ali kalaj bu nare nësaxal li nga xam ne ay magistrat taxawal nañ ko nguur bi taxawu ci oui ba mu jur ñàkk mun a dem élection Karim nga xëy suba ne ndëgg fërëx
neen waxante dëgg. lan moo laax ci ginnaaw loolu lan moo tax cacophonie boobu am ci diggante jëwrin gi nga xamante ne moom moo leen ëmb ak ñoom ñu dem ñu am jëwrin gi génne communiqué ñoom ñu dem wax leneen mu mel ne daal dañoo jiwal seen kàddu sax jiwaloo waral tey ñu ne moo tax ñu daal leen di dàq. communiqué jëwrin bi ngay wax danga ma waxagul ban la parce que kenn ki ministère de la justice. waaw ministère de la justice. alors man bi ma jëkk a dégg naa affaire étrangère te loolu ci kuréelu affaire étrangère la. parce que moom mooy responsabilité lépp lu jëm ci bitim réew. position am affaire étrangère méngoowul ak seen position. ma yaakaar ne même parti kese boo fa nekkee sa position méngoowul ak kuréel bi résolution bi ñu jël da ngay suul sa position te tënku ci résolution bi kuréel bi jël. ma yaakaar ne ak it am njort bu rafet ne kuy yónni nit ci bërëb war nga koo war a wan yoon waa nga xamante ne foofu la war a jaar jox ko ay kayit yoo xamante ne bu demee loolu la war a défendre réew mu mel ni Sénégal. man li nga wax d'accord naa ci looloo war a am te loolu laa njort parce que ay directeur la ñu du Blaise Ndiaye bii la ñu yónni ne ko kaay dem mission consultant boo ñëwee ñu jox la tàngal ainsi de suite ay directeur la ñu. dàq bi daal pour yow moo nekkoon la solution pour régler situation bi. man waxuma solution la. dama ne ñi ko dàq ñi dàqee jël nañu seen décision bi ñu yaakaar ne ñoom moo gën parce que ñoom ñoo leen nommé woon directeur ñoom ñoo leen yónni bu ñu jaarul fu ñu war a jaar dañ leen di dóor dama yàgg ci privé li ma jëkk jàpp ci privé soo nekkee cadre employé planton mun na absenté ñaari fan ñett dem wuti certificat médical lijjanti ko ñëw boo nee cadre boo absenté 24 heures yàlla nag bu mu fekk directeur ba booletul woon ci ay mbiram buntu ubbeekoon dañ lay dàq kon du lu bees yàgg na fee am mais du lu gën parce que personnel bu nekk day yaakaar yokku ça ne veut pas dire que néewal nañ leen ndax état la ñu nekk ay fonctionnaires lañu am na feneen fu ñu leen mën a soxla su boobaa ñi leen seen njiit muy le président de la République. am nga njort ne mu leen dugal feneen gannaaw dàq gi ñu leen def nii. fang askan wi yëpp teg ci seen bët. non mais defuñu faute boo xam ne tax nañu génne leen ci administration dañ leen teggi ci lañu kuréel gi ñu ne woon. kon doonul woon lu gën a jaadu ñu daal di leen jëlee fii yóbbu leen feneen. xëy na ñu ngi ci yoonu yóbbu leen feneen ndax xam nga état du buntu kër goo xam ne da ngay ubbi dugal génnee dugal am na procédure yéene naa leen ko lool parce que ay cadre éprouvé la ñu war amal nañu njëriñ kuréel la ñu nekk. loolu ñoom seen yëf la. ndax mbir mi politique làquwu ci. attendez xam nga décision état ak décision politique dafa wute état décision de souveraineté. waaye ay politiciens ñoo nekk ci état bi. déedéet ñëpp duñu politicien am politiciens yi ko jiital nag orientation wu état. ñoo ko jiital. politique ñi ci ëpp sax ay politiciens lañ. non attendez politicien man xamaluma sek ak cas parti politique c'est des hauts fonctionnaires di masawu li leen dal. mais am yaakaar ne que du seen jeextalu mission. d'accord mën nañ leen déggaat feneen fopp dayoo fopp solo. d'accord te ma di leen ko ñaanal. d'accord ñu daal di wax ci leneen nit loo xamante ne mu ñeen mbirum Khalifa Ababacar Sall nekkoon fi maire bu Dakar député génn na démb mu def déclaration bu njëkk janook askan wi wax it la mu dund ca kaso ba ka jubluwaayam ci réew mi dem na sax bay soññ wax ci yenn ponk yoo xamante ne war nañ ko xoolaat ngir gàgganti li nga xamante ne moo am ci réew mi yow en tant que partisan de l'APR noo ko jàngatee mu nekk ci kujje gi génn ak kàddu yi mu yëkkati. écoute d'abord dama koy masawu ci li mu daj ak di ko ñaanal fu mu bëgg yóbbu Sénégal ci ay waxam yàlla xam mais li ma ko mën a ñaanal comme opposant yàlla na ko yàlla may jàmm parce que opposition dafa baax ci réew dégg naa ay kàddu ndax yow sax da nga faram fàcce mais moom dafa ne li muy def dina ko adossé ci assise alors man assise dama ko fekkee musuma ci am position bu dul benn mooy bañ koy sànni ña ko sànni woon ña ko defoon lu ci bari ci ñoom ñu ngi ci benn bokk yaakaar ñu ngi ci benn bokk yaakaar ànd ak Macky ci àndam bu gën a rafet ci programme boo xam ne Sénégal émergent la PSE kon su fekkee ne moom xalaat na ne que résultat assise mooy yoon bi mu war a jaarale Sénégal ma wax ko li nga xam ne fa la jógee ci Abdou Diouf ne woon na ku am sa ndënd tëggal wala.
ndax tiitalu leen bu mu génnee rëbës gis ngeen askan wu takku wi nga xamante ne ñoo ko teertu gunge ko ba mu yegg kër yaayam mu tàmbali jamono ji dem def tournée ñuy xaar ni tamit mu def yeneen tournée ndax jamono ji ñi nga xamante ne ñu ngi ko doon teg loxo boobu mi ngi woon ci àll bi di sillonner Sénégal di saafonteeg askan wi. non loolu xam nga kuy politique ful du la tiital parce que boo tàmmee meeting wute naag ñi am carte électorale dimanche nga xam ne moo gën a metti ci homme politique dimanche bu ñu war a àtte kuy homme politique doo nelaw kon nañ xaar fa ñu jëm mais li am solo mbootaay bi ko teere bu mu génnee bu ñu fàtte suñu aada réew mi ku nekk ci mettit ñun ñëpp dañuy ñëw masawu la taxul mu doon sa doole boo xam ne bu subaa moom ngay riitee sa xalam. kon da nga gis ne dañoo ñëwoon rek parce que dafay door a génn kaso dañ ko ñëwoon rek gunge si ko dalal xelam moo taxoon askan wi. non am na njabootu boppam bu ko teeru ji. waaye ak li fa nekkoon ci nit dayoo gi ni mu toll. am na xam nga ne loolu du njabootu képp. non ma ne njabootu boppam teeru ji na ko. askan gi nga xam ne am nañu tàmm bëgg toppee ak gis parce que bu ñu fàtte suñu aada wut si nañ ko te loolu tamit aayul lu baax la léegi nag su jëlee mbootaay boobu def ko doole boppam dinañ élection nañu àtte ji. incha allah. jërëjëf monsieur Blaise Ndiaye maa ngi lay jaajëfal bu baax ma bàyyi la nga tàggoo ak téléspectateurs yi. maa ngi gërëm ñi ñu déglu ak di yaakaar ne kàddu yi fi jib dina leen jëriñ parce que lii mooy Sénégal bu dara xewee yéen yor télé yi ak rajo yi seen njëriñ mooy wooñu ñun ñu bokk ak yéen ñu suñu gis-gis di ñaan mu rafet ci ñëpp te mu doon liy jëriñ ak di nam di daje saay bi nga xam ne solob Sénégal la parce que ñun ñëpp mooy suñu njëriñ di leen gërëm di leen sant ak di ñaan ITV gën a yàgg sa kanam yàgg yéeg parce que fii samay rakk yu bari yu ma amal jàmm a ngi fii te di leen yéene ñu yokk ba yëg ko allahumma amiin merci jërëjëf mbokk yi tey seen émission Kennu Askan Wi fii lay daal di yem gan gi nag moo nekkoon monsieur Blaise Ndiaye bokk ci APR Médina liñ fi jot a faram-fàcce yaakaar naa ne dina leen jëriñ bu baax yéen ñi ñuy safoo wóoluñu bu baax te it di ñu seetaan saa su ne jaajëfal bu baax équipe technique bi nga xamante ne ñoo jàpp ci liggéey bi Cheikh Hassana Fall ak ñëpp ñi nga xamante ne boobu ba tey ñi ngi jàpp bàyyiwuñu ba ñu mun leen a jotale li ni mel ñaanal leen fanaanub jàmm te di ko sàkk ci yéen jërë ngeen jëf wa salaam